benn bokk yaakaar mosul ñàkk fii te loolu la ñu ñaan yàlla ren 2024 loolu am te ci kaw loolu dee leen tamit suñu demee ba nga xam ne loolu am na ñu génn vainqueur ngir yàlla dee leen ñëw aussi ngir remercier même nit ki soo ko joxul dara sax nga yëg ko mais suñu génnee doo gis kenn ñëw pour remercier nit ñi loolu doo gis kenn mel ni kenn nit moo ko def muy le docteur Pape Amadou Ndiaye moo ko fi def mooy suñu première élection bu ñu def fii mais kon nag yéen ay soppe te fii yaakaar naa ne soobee yàlla ak yonent bi ak wala Christ bi ma gëm xam naa ne dinañ génn vainqueur te loolu la ñu bëgg te ñëpp ki fi taxaw muy Thiès noonu Thiès Azur Sapco daral pël ak fële su ma mbokk tukulóor dara nay ñoom ñëpp ñu ngi def parce que ñun élevage waaw fële ci marché poisson bi foofu ñu jaayee jën yi foofu ñoom ñëpp suute woon nañu pour topp suñu gannaaw lii man dégguma pël nag lii pël yi di woon ne net ko bandu maaw ma du noonu net ko bandu nit ki koo gis su mbokk ngay àndal mais nag yéen tamit dee leen aussi dee leen nu gestu ci lu bari gis ngeen fii lu fa manqué aussi bari na l'emploi des jeunes amu fi jeunes yi moom ban jeune nga gis fii mu ne mu ngi liggéey am na yenn yoo xam ne suñu toog ak parti au pouvoir ñu leen ko laaj ba dañ koy laaj exprès parce que xam nañu ne waaw loolu du mënul nekk parce que am na yoo xam ne mairie bi moo la ko mën a jox du parti au pouvoir am na yenn yoo xam ne ñu question yoo xam ne ñu ngi laaj leader yi fii ñun tamit nañu xoolal suñu bopp tamit li war am yoo xam ne leader mën nañu ko jox ñu laaj ko mais loo xam ne mënuñu ko suñ ko laajee dale du lu tontu sax parce que doo xam la lay wax kon nag suñuy laajte nañu laajte loo xam ne mën nañ ko am ak loo xam ne mënuñu ko am bon pour terminer emploi des jeunes yi ngeen jàppale ñu ci fii aussi y a des aussi soo demee au niveau de Sapco nous dañuy jàng messe en plein air waaw dañuy jàng messe en plein air tabax nañu ba egg au niveau de séenage lan moo des waaw loolu su ñu ci jàppaleen aussi mu baax quoi waaw bon pour le moment loolu la amoon lu mu leen di wax je vous remercie très bien. asalaamaaleykum waa Thiès Azur asalaamaaleykum waa Thiès noonu asalaamaaleykum waa Sapco jiital nuyoo bi ci monsieur Demba Diouf coordonnateur commune ouest di leen xamal ne fii jeunesse bi mooy priorité te yàlla dogal ne suñu centre jeunesse bi ñooy génn voté président Macky Sall gagné incha allah di leen xamal ne la jeunesse sénégalaise reste au cœur du plan Sénégal émergent à travers l'éducation, la formation, les infrastructures. C'est le sens de Dakar Arena, de l'Arène nationale et d'autres infrastructures, bientôt les compétitions de 2022. Oui. Inch'Allah, nous avons une jeunesse déterminée, une jeunesse engagée, conscient que le seul candidature valable c'est le président Macky Sall. Inch'Allah, nous avons travaillé sur ça et nous dépensons notre énergie, Inch'Allah, pour élire le président Macky Sall. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Qui l'a tout donné, la Lyon du Cayor. Puisque à chaque fois, sous mes engagements, elle va jusqu'à la fin. Merci Pape Cissé. Assalamu alaikum mbooloo mi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant du nuyu waa koñ bi ma nuyu waa Thiès noonu du nuyu waa Sapco ak waa Route de Dakar 2 mooy fi ma dëkk nii. ñun am nañu engagement comme niñ ko daan defee rek noonu lañ koy defee incha allahu rabbi fi ñu doon jaar rek foofu la ñuy jaar ñun à chaque fois saa yu ñu demee élection ñun ñooy gagné fii ñu ngi leen di ñaan nag bu leen ñu fàtte parce que lii suñu devoir ñun dañ koy def te niñ ko daan defee rek foofu la ñuy jaaraat incha allahu rabbi nañ ñu jàppale nag ci suñu jeunesse bi jàppale suñuy famille si financement yi ak maa ngi ñaan aussi suñu jàkk jaa ngi ne dañu am problème amuñu ventilo amuñu dafa manqué lu bëri daal amuñu morgue amuñu robinet amul dara robinet mbedd baa ngi nii aussi bi mu tëjee ba léegi ubbeeguñu ko mi ngi nii te fu mu toll ni jigéen ñi sonn nañu ci rooti teen ba la ñuy dem di rooti te defe naa war nañoo dépassé loolu maa ngi leen di ñaan nag li laay war a suuli ngeen sagal ñu jàppale ñu comme ni ngeen ko daan defee ngeen gën koo dolli waa ndax armeel yi aussi cimetière yi fàtte woon naa ko 4 ans rek la toll depuis boobu ba léegi
amatul dara luñ ci defaat kon boog maa ngi leen sant di leen gërëm wasalaam bëgguma daal. Thiès Agir SAPCO Thiès noonu dañu fi ñëw dans le Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ñëw ànd ak coordonnateur bi Demba Diouf ak équipe bi yëpp ànd ak ñoom Doudou Niania ñoom Danay Ba Sall ay responsable yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci parti yi ñoo xam ne ñoo yore le Benno Bokk Yaakaar dafay mbégte nag ñu ñëw fii d'abord monter seen comité électoral parce que maa fi ñëwoon ànd ak équipe bi ñu ak Madabo ñu monter ko ma dellu si fi waat fii tournée comité électoral bi nga xam ne moom lañ fi monter biñ fi ñëwee waxtaan nañu ak yéen ñu ne leen yéen à votre niveau dafa am taxawaay boo xam ne yéen a koy taxaw bu ngeen ko taxawee ñu àndandoo ci biir Benno Bokk Yaakaar waxuma la élection bii nga xam dañ ko war a gagné parce que élection bii dañ ko war a gagné beneen élection bii ñëw au moins local ngeen gagné ko yéen seen bopp ngeen am ay conseillers yoo xam ne ñooy liggéey pour seen gox parce que loolu mooy liggéey bi ñëpp yaatu na ñëpp am nañ ci place. visite bi ñu def fii tey jii coordonnateur Demba Diouf daf ni nañu ñëw seet si leen parce que montel nañ leen comité électoral bu ngeen suivre au niveau national monté nañu comité électoral au niveau départemental fii monté nañu comité électoral au niveau communal monté nañu comité électoral au niveau ci zone bi monté nañu leen comité électoral seen comité électoral def ngeen ko ay sous zone seen pôle bi ñu monté comité électoral ñëw nañ fa monté nañu pôle bi ngeen def ko sous zone loolu mooy fépp foo xam ne ni dañ fa soxla nit ñi ña nga fa mooy ci base bi la jógee dem ba ci kaw ci Macky Sall parce que yéen ay Macky Sall fii yéen ay Benno Bokk Yaakaar yéen la ñu yaakaar tey jii résultat buñ ko soxlaa fii yéen lañ koy laaj kon yéen a war a takku pour liggéey ak loolu Macky Sall du ñu toog daan leen def na lii bilan noonu au niveau national mais rien que au niveau de Thiès yéen yii dans 6 mois fii yoon bii programme bi nga xam ne moom la ñuy def fii Pakasen bi ñuy def fii day mel ni tugal fii lépp dañ koy dégager yoon wii dañ koy defar ci seen ginnaaw am na yoonu Promoville fépp fu mu taxaw bu fa école nekkee wala poste santé nekk fa ni muy defaree télé bi noonu lay defaree poste santé bi wala école bi. Entrée Thiès dañ ni entrée Thiès je suis avec Maymouna Sène mi ngi fi Danay Ba Diouf ñu ngi fi ay conseillers lañu au niveau de la ville xam nañ ni loolu am na. Il y a 5 milliards yoo xam ni dégagé nañ ko pour defar fii 5 milliards ba nga xam ne ni léegi booy dugg Thiès dootul gaare ay oto ay garage ay nangam mooy yoon wi dafay jekk day rafet fii ba promenade des Thiès waa benn yoon lay nekk loolu Macky Sall moo ko def ci pour waa Thiès ak yeneen mooy ñun bi ñu nekkee xale di dégg Senghor naan en l'an 2000 le Sénégal dina mel ni Paris vision boobu Macky Sall moo ko indi moom mooy ñëw pour améliorer les conditions de vie pour améliorer les conditions des gens parce que conditions de vie yi dafa yaatu mooy infrastructure yeeg organisation d'abord parce que bi mu ñëwee daggaat na ay communes villages yi mu def leen ay communes investir fa loolu yëpp ci plan de développement option la bu mu def wan leen ni damay yokk dama leen seen dëkkaay dinaa ko defar léegi am bi seen santé am bi yooyu yëpp Macky Sall la nga koy defar mun leen jox leen ma deuxième mandat ma eggale bu eggale ngeen xam buy eggale ngeen dem ca kaw Afrique yéen a fii raw feneen ngeen di xool mais feneen du fii loolu lañ leen di wax mooy encore une fois dañoo ñëw nag pour évaluer ñëw waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moom ngeen defar nii mooy seen comité électoral ci seen pôle ak seen sous pôle li nga xam ne nii mooy yàq seen liggéey dinañ ko xam li nga xam ni mooy defar seen liggéey dinañ ko xam comme ni mu ko waxee nii léegi suñu problème mooy yéen de tout le temps yéen a gagné fii bu ngeen ko gagné dinañ dellu siwaat fii def évaluation xool naka la ñuy tëddee parce que lii ñuy def nii day loo xam ne nii du taxaw day continuer loolu daal mooy ay kàddu yoo xam ne nii dama ko jël ci turu Demba Diouf parce que mooy coordinateur bi bu amee lu mu ci yokkit ma jox ko mu yokk ci. Le président de la République monsieur Macky Sall di ko ñaanal jàmm ci réew mi di ko ñaanal ndam le 24 février
yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak Benno Bokk Yaakaar ànd ci ak sama xarit ànd ci ak sama frère muy kii taxaw sama wet mi Demba Diouf dama jàpp ne lépp loo xam ne nii Demba mii mi ngi koy diriger fii si zone ouest ñun Thiessois yi ñun waa zone bi ñun lépp dañuy àndandoo boole suñuy doole jàppale ko pour yàlla may ko ndam parce que dafa naa ni seen taxawaay fii du taxawaayu benn leader taxawaayu Ali Ba ak Thierno Elimane Sall ba ñu waxtaanee suñu biir depuis démb def suñu réunion ñun ñëpp pare nañu jël suñu ay décision jël suñu ay matukaay pour xam ni président de la république dinañ ko may ndam lii Ali Ba ak Thierno Elimane Sall incha allahu rabi ñu ngi leen di ñaanal Demba yaa ngi ñi nga àndal ñëpp soo demee nga ni président Demba soo demee nga ni président nous les jeunes de Grand Thiès boole nañu à partir de ba ñu commencé ba léegi ñi ngi ànd en solidarité ñi ngi ànd bokk ndey bokk baay pour mën ko may ndam fii le 24 février 2019 ñu ngi leen di sant di leen gërëm. fii ci Sénégal ancien footballeur fii ci Sénégal ku ma xamul it dégg nga ma te man kenn rek laa gëm muy le président Macky Sall ak nag sama xarit bi nga xam ne mënu ma koo bañ a tudd muy Demba Diouf ak l'incontournable Pape Siré Dia. maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen xamal ne leen Grand Thiès ñun ñëpp benn lañu te li ñu ñor mooy Thierno Siré Elimane Sall ak Ali Ba ñun loolu rek moo ñu ñor liggéey boobu ci la ñu nekk di def porte à porte di def proximité lépp pour gagner ko président Macky Sall li ñu ko bëggal loolu kese la ñu gagner ko dès les premiers tours le 24 février mu am ndam loolu lañ seq ak APR te dinañ ko def incha allah ñun waa Grand Thiès taxaw nañu pour loolu ñu ngi nuyu nag de passage Pape Siré Dia ndax ñun wax dëgg yàlla moom mooy ki nga xam ne bii mooy l'incontournable moom moo ñu ñor moom mi nga xam ne bii ñun waxuñu kenn ku dul moom lañ jiital waaye lu mu mën a doon APR defe naa ne ñëpp xam nañ leen ñoom ñëpp benn lañu ñun ñëpp benn lañu loolu daal laa amoon lu wax. Grand Thiès ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci turu coordonnateur du comité électoral de la commune ouest muy le directeur de cabinet monsieur Demba Diouf ak délégation bi ñu àndal yëpp ñu nit ñu jël kàddu ci kàddu ndaw ñi nga xam ni ñoo yor coordination des jeunes bu commune ouest Grand Thiès bii ñu ñëw tey ak Thierno Siré Elimane Sall ak poste de santé bi bokk ci pôle yi nga xam ni am nañ yaakaar ñu dénk ñu ko ñu war ci àndandoo ak ndaw yëpp ndaw yu dëkk ci gox bi yëpp ñu leen di xamal ni caravane bi ñëw na tey dina demaat pour sillonner continuer les autres pôles mais ñun muy wàllu ndaw on aura un programme boo xam ni dinañ ko ficeler ñëw àndandoo si ak seen coordonnateur des jeunes muy suñu camarade suñu frère Boubacar Ba ñëw àndandoo si ak yéen duggandoo def le reste muy proximité bi ngeen nekkee ñu àndandoo si ak yéen ba Grand Thiès daj ba ñu wóor ñi ni victoire bi téye nañ ko ñu génn dem feneen parce que Grand Thiès bokk na ci locomotive boo xam ni tey su nee Mali Kayré ba pare importance bi moom Grand Thiès la ñuy waxat kon je crois ki ñu amal affaire ak candidat yi ñu amal affaire ki ci ëpp am solo torox tànge giñ kenn leen war a teg ci digg Thiès gi sóor leen ni Grand Thiès da cee bokk kon bu nu gañee Idrissa Seck Mali Kayré gañewaat ko Grand Thiès carte gi jeex na kon loolu noonu ci loolu la leen le coordonnateur di woo ñu nit ci loolu la leen di woo ensemble ñu jàppandoo ñu liggéeyandoo parce que élection yi ndaw yi képp ñoo mën a fal Macky Sall te ndaw commune ouest du ñu des gannaaw coordination commune ouest du ñu des gannaaw suñu coordonnateur du des gannaaw ak ndaw yi ñu ko àndal di ko seqal yëpp ci délégation bi ñëpp ñu ngi leen di remercier merci beaucoup. moom mii lañ ko dënk su amoon neneen nu mu mel kenn du ko dénk biir Grand Thiès nag Grand Thiès metti na de mais xale bi yàlla may na ko yar looloo waral mu mën a yëkkate mag mën a yëkkate xale kon Boubacar lii nga jiite ndam rek lañ la ci laaj te yaakaar naa ni
président de la république dina am ndam incha allahu rabi teel wax. waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi teew ku ne sa tur ak sa sant di leen jaajëfal seen teewaay fii ci Grand Thiès di wax kontaan nañ ci trop vraiment li leen di lancer message bi ñu leen lancer rek mooy ñun jeune Grand Thiès taxaw nañu pour taxawal président de la république fii ci Grand Thiès ñun engagé wu nañu pour liggéeyal ko fii ci Grand Thiès xam nañ na xeex bi metti na waaye incha allah ñu nañ ci am ay jéego yu baax ñu ci dox li lancer message rek yéen autorités yi ne ngeen gën ñoo dooleel gën ñoo jàppale su ko defee ñu xeex bi président de la république am ndam fii ci Grand Thiès je vous remercie maa ngi leen di ginnaaw bu ñu sante yàlla jullu ci yeneen sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin tout d'abord dañuy jéggalu parce que incompréhension moo am li ñu yaakaaroon moom mooy caravane bi maanaam day ñëw Grand Thiès et or que day sillonner Thiès ouest yëpp mais l'essentiel mooy ci teel xam nañu liggéey bi mooy lan liggéey bi li mu doon lii nemmeeku rek la saafonte ak waa Thiès ouest mais ñun commencé nañu suñu liggéey depuis porte à porte tey jii pôle Grand Thiès 8 sous-pôle lañ ko def tas ko kenn ku nekk actuellement yaa ngi ci la jeunesse tey jii war nañu dajee commencé bokkul ak sous-pôle yi may wax ni dama bëgg mu leer ku nekk xam na ni Grand Thiès problème la pour ñu gagner fii opposition bi plus particulièrement Idrissa Seck waaye yàlla dafa def ñun bañ ko teelee comprendre la ñu liggéey te dara ñëwagul tey jii kii di coordinateur di Demba Diouf tey bu taxawee fii kenn du ko laajte ñoo jàkkaarloon kër yarandoo màggandoo muy sama grand frère mi ngi nii ñuy ay doomu Thiès yàlla dimbale ñu ñuy ñafe di ñafe ba tey jii le président de la république Macky Sall muy ki nga xamante ni woon le président Ablaye Wade moo wax ni maa ngi soog a am premier ministre mooy ki nga xamante ni bi ma ko amee samay sànq ñu ngi commencé jaar ci yoon mu ni Macky Sall il est modeste Macky Sall ne fait pas de bruit mais il est efficace cela veut dire ñun ay jullit ay catholique ñoo fi nekk Sénégal diggante Senghor ak Lamine Gueye boo gisee tey ñu jëloon tey Senghor du jullit sëñ Fallou woo ñoom sëñ Babacar Sy ñoom maam Limaamu Laay nañu jàppale Senghor c'est parce que dafa xamoon lan mooy jëru këru diine yi parce que stabilité sociale ci dëkk bi këru diine yi ñoo ko yor parce que nag fii li fi nekk àdduna ak alaxira te ginnaaw ñoom la ñu yaakaar ku leen jàpp ñu jàpp la te Macky Sall rek lañ fi gis mu ñëw këru diine yi lépp lu war mu def ko man waalo laa dëkk gaaya Seydi Hadji Malick fa mu juddoo Macky Sall rek moo ñëw ci suñu jumaa jooju defar ko kër Seydi Hadji Malick mu defar ko fa la defee lépp ci Sénégal may wax ni la jeunesse de Grand Thiès je m'adresse à vous dama wax ni su ngeen jógee ñu convaincre leen ba ngeen ànd ak ñun da nga am lu ngeen gis ñu wone ko fii ci koñ bi fii laa dëkk mais ba ñu demee ba am li ñuy wax problème bi mooy ay emploi la ñuy wax emploi yi nag dama bëgg xamante ni ñu ngi koy def lu ñu am indiwaat ko Thiès la jeunesse bu ngeen ñu jàppale bu ëllëgee bu Macky toogee dinañ amaat fula lépp lu ñuy séddalee Thiès kenn du ko ci ëppale loolu laa ne woon dama koy lancer message bi encore une fois di leen wax rek caravane bi Grand Thiès kër li fi amoon réglé nañ ko ñoo bokk ndey ñoo bokk baay essentiel bi ñu ngi koy def porte à porte et on verra incha allah fii am nañu yaakaar bu neexee yàlla li yàlla mayoon bu ko nanguwul dinañ ko gagné.